man maa ngi tudd Abouba nekk responsable RV République des Valeurs bu Thiès Est di rafetlu rek rassemblement bi tey di wane ni rek tey sénégalais yi dañuy laaj seeni ressources fan la dugg wala dañuy laaj seeni ressources pour ñu leeral naka lañ koy gérer c'est important parce que ressources yooyu avenir la pour Sénégal suñu doom yi suñu sët yi ëllëg dañu bëgg ñu fekk fi koom-koom boo xam ni dinañ leen mën a jariñ dina jariñ aussi Sénégal yëpp moo tax ñuy réclamer nañu leeral contrat yi nga xam ne vraiment indi na jiixi jaaxa ci xelu sénégalais yi soo xoolee tey reportage bi nga xam ne BBC def na ko tuumaal ci ay nit loolu dañ ko war a leeral dañ ko war a leeral di ñaan ñi nga xam ne tuumaal nañ leen ci reportage boobu nga xam ne ay milliards yu baree bari la milliards yooyu mën na jariñ sénégalais yi mën na defar ay hôpitaux mën na tabax ay salle de classe mën na dimbale néew ji doole yi ci àll bi ñu fexe ba leeral milliards yooyu di ñaan procureur comme ni ko ñëpp waxee na leeral mbir yi affaire bi ñi mu concerné mooy Aliou Sall ak consort nañ leen woo déglu leen mbir mi dafa leer ñu bañ ci xaar dara donc moo tax tey Thiessois yëpp génn surtout la jeunesse thiessoise pour réclamer que ñu leeral seeni ressources seen koom-koom fan lañ ko dugal di rafetlu nag mobilisation bi di jottali aussi nuyoo le président Thierno Alassane Sall bi nga xam ne moo jiite République des Valeurs donc muy rafetlu lool rencontre bi nga xam ni vraiment tous les jeunes thiessois ak mag ñi ak ndaw ñi yëpp def nañ ko tey. maa ngi tudd Ndiaga Wade nekk responsable APR bu Thiès Nord ànd ak Gilbert Sambou nekk responsable APR bu Thiès Ouest responsable des jeunes. waaw responsable APR bu Thiès Nord gis la ci manifestation aar lu ñu bokk da nga ñëw pour coordonner manifestation bi wala da nga ñëw pour jàppale gars yi. waaw aar lu ñu bokk yaakaar naa ni mouvement citoyen la aar lu ñu bokk ñëpp a si bokk. parce que li ñu fi indi tey ji président Macky Sall moo ko njëkk a demandé dafa demandé ni moom mi de woo procureur ba mu ñëw ne ko lii na leer kon loolu moom moo ko njëkk a demandé li mu demandé aussi tamit loolu moo ñu fi indi pour taxaw si affaire li nga xam ne moom lañ fi indi tey gis tey muy pétrole bi génn Sénégal dañu bëgg mu leer si bopp sénégalais yi parce que en tant que apériste bëgg nañu bu 2024 bu jotee ñu mën a tàllalaat suñuy loxo sénégalais yi pour ñu mën a dénkaat réew te bu fekkee gàkk-gàkk gi mi ngi tegu suñu kaw te leerul yaakaar naa ni d'ici 2024 sénégalais yi dinañ ñu mer boo xamante nii bu boobaa duñ taxawee duñu tey beneen bi ci des li ma fi gën a yokk indi aussi tamit man dama nekk victime ci contrat yu bon parce que man sama village natal mu nekk Diogo fa la zircon ba di jógee boo demee tey jii ci ay abri provisoire la ñuy jànge amul poste de santé amul stade amul dara te ay milliards di fa génne par jour yaakaar naa ni loolu contrat yu bon moo ko waral boo demee ku mel dëkk bu mel ni Kédougou contrat yu bon moo leen yóbbee tey ay tonnes de or di fa génne te mënul jariñ waa dëkk ba dara loolu buñ ko gisee tey ñu am gisaat ni pétrole ressource bu mel nii ak gaz bu mel ni feeñ na suñu réew ñu déggaat si lu mel noonu loolu daf ñuy tiital bëgguñu li ñu dund ñun ñi tey suñuy doom ak suñuy sët dund lu mel noonu kon képp ku nekk patriote nekk sénégalais war nga mën a taxaw pour lii leer pour mu nekk loo xamante ni bonne part. da nga jàpp dëgg lëndëm ci kenn ci yéen muy waa APR Aliou Sall taxaw na waat ci kaamil ne moom laalu ci mbir yu dara lépp leer na yow nga taxaw ngay leeru ba léegi loolu ba loo bëgg. non du ay affaire waat ci kaamil et cetera moom mooy wax leeral ñun dañu am justice Sénégal justice bi moo mën a taxaw ni lii leer na wala lii leerul. waaw parce que bu fekkoon waat ci kaamil la rek président du wax procureur ni ko demal wool képp koo xam ne xam na ci dara pour mu leeral affaire yi te contrat yi tamit ñun dégg nañ ci ay affaires yoo xam ne ay kilifa yu nekk ci wetu président de la république wax nañ ci yoo xam ne xëy na fii ñu mën a ñimee taxaw tey wax ñoom xëy na ñimewunoo taxaw foofu wax ci yoo xamante ni tey na suñu xel kon nag bu ñu sañoon justice def liggéeyam ba lii mu leer tey ba sénégalais yi duñ ci am benn pertement bi boo xamante ni moom la ñu jógee loolu moo waral suñu teewaay fii tey en tant que patriote aussi. est-ce que day wund également Ndiaga ni appel à candidature procureur def dafa doyul. waaw appel à candidature bu procureur def loolu
am na li ko jiitu parce que IGE njëkk na def benn rapport boo xamante ni am na lu mu révélé rapport boobu IGE def yaakaar naa ni doy na pour ñu sukkandiku si pour mën a def liggéey bi nga xamante ni moom la war a def parce que tamit boo ne wootee ku si nekk ku si xam dara dina ñëw ku si xamul dara dina ñëw kon Sénégal tolluwul foofu fi mu toll fi ne mooy na justice def liggéeyam te am na base bu mu mën a sukkandiku pour def liggéeyam boobu parce que rapport bi IGE jotoon mi ngi si kaw ñëpp di ko gis kon foofu war na si mën a sukkandiku pour xam fi muy teg tànkam daal. mi ngi def ay enquête te boobu ba léegi Alioune Sarr li nga xamante ni moom lañ takkal ci mbir mi ba tey kenn woowu ko pour laaj ko. waaw loolu aussi bokk na ci li ñu naqarlu parce que lii Sénégal fii réew mi ñu nekk du réew moo xamante ni réew ku ma ndey am ndey la ak ko amul baay réew mi ñu nekk réew mi ñëpp a ko bokk kon képp koo xamante ni def na comme ni ñu jiñee Khalifa Sall ni def na ba tax tey ñu tëj ko ci kaso bi 3 ans ni ñu waxee Karim Wade def na ba tax ñu tëj ko 3 ans avant ñu koy amnistier képp koo xam ne def na ak foo mënti bokk muy bokk ci ñun comme ni ko président Macky Sall waxee woon ni protéger wu ma kenn loolu la ñu bëgg mu dëggal ko ndax loolu mooy sauver suñu parti tey. ba mën a woo Alioune Sall mu ñëw. mais n'importe qui Alioune Sall sénégalais la comme sénégalais yëpp ah Alioune Sall bët bi ko nit ñi xoolee aussi tamit man d'accord ma si frère président la kenn waru koo woo déedéet du loolu frère président la warut a am dara loolu dundewul noonu sénégalais comme sénégalais lépp bu fekkee war nañ ko nommer dara mu am ko dañ ko war a def bu fekkee dafa def lu jaaruwul aussi ñu war koo woo si justice dañ ko war a woo comme tout le monde. le cas de Alioune Sall sax ñun dañ si am beneen proposition boo xamante ni par rapport ak si wàllu pétrole bi que na leer comme ni ko président bëggee population bëggee que ñëpp bëggee ko mais tey jii Alioune Sall ñun dañoo soxla pardon ma yow dañoo soxla que CREI saytu alalu Alioune Sall fu mu jugee ñun nous sommes des militants du parti de l'APR mais tey jii demande sociale la amu Alioune Sall dafa yéem nit ñi nous nous réclamons de l'APR nous sommes biir APR actionnaire lañ fi mais tey li ñu soxla si cas Alioune Sall mooy CREI yi woo ko ñu xool amam fi mu jógee muy benn deuxième bi ñu nekk Sénégal yëpp ñun ñoo si bokk bëgg-bëgg bokk si amam mooy à ce que dossier bi di pétrole muy gaz que les contrats mu leer su amee loo xamante ni dafa jaar yoon ñu résilier ko su amee ay nit yu si takk suuf ñu yóbbu leen si kaso bi. benn milliard mooy kuy joxe këram dépense 30 000 francs par jour pendant 100 ans nit mën cee lekk 6 000 milliards nit mën cee jël 5 milliards nit mën cee jël 94 milliards nit mën cee jël 25 milliards nit mën cee jël 48 milliards nit mën cee jël 108 milliards ñu ne duñ ko wax dañ koy wax te fii lañ koy waxee fii ci Thiès. suñuy doom jàngatuñu suñuy soxla wératuñu suñuy mag fajuwuñu ñoom seen doom kenn jàngiwu fii bu seen bëñ méttee ñu dem bitim réew. bàyyi ñu ñun ci hôpital bi kenn duñu accueillir kenn duñu faj ni ñu waree alors que suñu pétrole suñu gaz suñu or suñu zircon buñ ko sàmmee niñ ko war a sàmmee kenn dootul xëy suba di fay courant kenn dootul xëy suba di fay ndox kenn dootul jàng di fay kenn dootul dem hôpital di fay loolu nag loolu ñun ñoo ko moom li nga moom nag da ngay xeex buñ ko naree foqati ci yow pour téye ko ci sa loxo dañoo war a fii place la dañ koy assiéger di ci wax ba ñu jàppale ñoom ñëpp dugal leen ci kaso bi ndaxte fii lañ fekk Khalifa Sall jiiñ ko kenn attewu ko ci yoon dëkk ci kaso bi moom rakam def loo xóor mu toll ci ginnaaw di ko ëff ba mu newi lool ministre de l'intérieur bind lu dul dëgg ministre de la justice di ci jàpp kenn di jàpp ba suñu alal bëgg a naax saa ñu ne kenn du ko wax dañu ko wax dañu ko xeexte fii ci Thiès kaay lañ koy xeexee. maa ngi leen di nuyu man maa ngi tudd Youssoupha Sy membre du mouvement Y'en a marre waaw tey dama fi ñëw rek pour yëkkati yenn kàddu yi li ñu bëgg mooy dañoo bëgg fibre patriotique bi nga xam ne moo nekk ci doomu Thiès loolu lañu bëgg a dundal mais Thiès dañoo yàgg a nekk dëkk boo xam ne ay dëkku bañkat lañu ay dëkku gor lañu ñun kenn mënuñoo ger kenn mënuñoo jënd ci kaw loolu ñu bëgg bi ñu woowatee mobilisation fépp fu Thiès waa nekk déplacé wu ñëw fekk ñu ci xeex bi parce que xeex bi li tax ñu war koo xeex mooy ku ko xeexul ëllëg say doom ak say sët dinañ la ko laaj say doom ak say sët dinañ taxaw ne la bàyyi lii nga xam ne mooy pétrole bi ak gaz bi bañ koy saax-saaxee foo nekkoon loolu nag góor gu nekk war na koo xeex man nag li may wax du ma ñëw rek di attaquer Alioune Sall wala may attaquer Macky Sall di ci yem déedéet il faut jeunesse africaine bi yem xam ne multinationalistes yi dañoo war a xam ne Afrique
dafa changé Afrique bu tey ak Afrique bu démb du benn bu njëkk ba dañ daan ñëw indi seeni contrat ñëw def lu leen neex saax-saaxee alal réew mi dem te waa réew mi duñ ci gis seen bopp moo tax ma bëgg mobilisation bii nga xam ne moom la ñuy def ñu saxal ko lii nga xam ne mooy suñu pétrole suñu gaz ba suñu zircon suñu phosphate suñu bépp ressource naturelle bëgg li nga xam ne moo xew ci napp gi ci mbay mi lépp loo xam ne ñoo ko moomal boppam ak suñu suuf si nga xam ne ñu koy saax-saaxee di ko jox multinationales yi ñu taxaw xeexal ko suñu bopp xeex bi nag dama bëgg ñëpp xam ne xeex bi du yem ci wàllu pétrole ak wàllu gaz lépp loo xam ne suñu moomeel la te ñu am ci ak am ci yelleef war koo revendiquer dinañu taxaw xeex ko ragaluñu ci nag ragaluñu ci benn yoon. Il faut que ñu fàttali que ci déclaration universelle des droits de l'homme article 35 bi dafa wax ni quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection appartient au peuple. Et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, jeunesse thiessoise, jeunesse sénégalaise, battons-nous parce que suñu alalu réew ñu ngi koy caxat-caxate. Le moment est venu de se battre parce que suñuy ressources réew ci poche benn nit la dugg. dama ni yéen a ngi wax naan kenn ku nekk sa 400000 moo la ñor waaye au-delà de ça même buñ ñu fayee suñuy 400000 ba pare nañ ñu wax lan moo tax ñu sàcc suñu alal mais lan moo tax Aliou Sall sàcc suñu xaalis jël ko en complicité avec son grand frère Macky Sall ñu jël li nga xamante ni ñoom ñooy alalu réew mi saaxee ko loolu du jàll tey du jàll ëllëg du jàll gannaaw ëllëg. moo tax ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk parti démocratique sénégalais maître Abdoulaye Wade wax ñu ne ñu fépp fu ñuy xeexee lépp luy aar ak sàmm alalu réew mi na ngeen dem ngeen teew foofu. loolu moo waral ñu teew fii ñun ak ñi ñu ko àndal ñëpp di wax ne combat bi ñu ngi ci biir. Mamadou Dia dafa nekkoon ki nga xamante ni dafa bëggoon Sénégal mu dellu ci waa Sénégal nanguwul woon multinationales yi ñu ñëw. aaki moo alalu réew mi ba pare ñu def ko ci benn réew bi nga ñu def ko ci benn dëkk bi nga xamante ne dafa mësan bañ muy Thiès fii xam nañ ni cheminots yi dañoo yàgg di xeex fii di bañ ñu nooteel kon tey jii bu ñu demee ba gis ku ñu naan Franck Timis naan day jël sunuy moomeel di ko delloo si seen réew dañoo war a taxaw. déjà bu ñu nee Franck rek ba sant ko Timis la ñu waroon a xam ni mbir mi du leer léegi ñun syndicat bu ñu naan TUSEMS bu ñu ñëwee fii day wane ni fii nekkee wuñ fi ndax politique ndaxte meeting yi yàggoon na di fi am gisoo leen ci suñuy syndicat yi mais aar lu ñu bokk dafa nekk li nga xam ne mouvement citoyen la nekkul li nga xamante ni politique yi rek wala parti politique yi rek la soxal waaye lépp képp ki nga xamante ne sénégalais muy mouvement muy association muy syndicat mu wër na ni lii mbiru askan wi la da ngaa war a taxaw nga xeex ko ñun xam nañ ni yàggu nañ di def ay revendications président de la république naan réew mi amul dara cadrage macroéconomique du permettre seen revendications yi ñu mën ko satisfaire. Le 1er mai nga xam ni fête la du travail travailleurs yëpp toog centrale syndicale yi taxaw ñu waroon a rassurer lan la wax dafa ni du ñu augmenter du ñu aligner parce que réew mi amul alal ndekete yoo ay milliards yi milliards ñu ngi ci tëdd milliards yooyu buñ delluwaatoon si waa Sénégal hôpitaux yi danañ ko defar ay abri provisoire dootuñu ko fi xamati ci réew mi. électricité dootuñu dana wàññeeku ndox dana wàññeeku courant dana wàññeeku transport service yi léppay wàññeeku bu ko defee Sénégal mën a yëg ni mu ngi ci lu ñu naan indépendance économique. gis nañ réew bu mel ni Libye duñ fa fay courant duñ fa fay ndox ndaxte pétrole bi dafa dellu ci population yi gis nañ ay réew yi nga xamante ne ba ñuy door amuñu woon dara. mais ba ñu organiser seen ressource naturelle dañoo gis ni ñoom ñëpp ndool xamatuñ ko
kon ñun looloo tax ñu taxaw fii dañoo taxaw fii di xeex ndax bëgguñu benn parti rek di njariñoo alalu Sénégal. combat bi comme ni ko ñëpp waxee rek c'est le combat de tous les Sénégalais ñëwuñu fi tey ñun ci suñu cëggalu bopp mais dañoo ñëw ngir xeex li nga xam ne askanu Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. je pense que ñaari puits pétrole yi ñuy cité ci Sénégal benn bi ci suñu biir région la nekk ñaata doomu Thiès ñaata doomu Kayar ñoo dee ci géej gi ngir wuti teranga te ndekete teranga jaan ci suñu suufu tànk. li xew nag mooy dañuy boo amul courage yu xeex li la naqari bul yambare tax fa fenn di ko fa jooy lii ñuy xeex suñu yëf la suñu alal la réew yi am pétrole yëpp avancé nañ décollé nañ dem nañ seen yoon ñun mënuñu concevoir ñu ne am nañ pétrole di dund ci conditions yu métti yi suñu hôpitaux yi am ay problème radiothérapie suñu boo dëkkee Sénégal foo tourné nit ñaa ngi màjjal nit ñaa ngi yalwaan ndax ndóol te alal ko yàlla may nañu suuf boo xam ne tey jii lu nekkee ngi ci biir mbir mi nag lenn la mbéjum kanam la kenn waru cee xaar sa morom kuy xeex da ngaa war a fexe ba yow mii la nga xam ni moom la sa morom di def boo ko mënta yokk bu gëstoo gis la ginnaaw loolu nag ci la ñuy lancé ci looy Thiès waa ñu xam ni combat bii ñuy def combat wu askanu Sénégal la ñun ñii ñëpp on s'engage et que Thiès tey jii jóg na wane boppam te lii que ce n'est qu'une première et incha allah day continuer. tey ñun suñu taxawaay mooy ëllëg waruñu toog suñuy doom di ñu laaj puso bi lu tax mu réer seen loxo ndax tey ñun du ay expert ci wàllu pétrole mais dafa am ñaari kàddu yoo xam te ne moom la ñuy laaj Macky Sall décret bi mu signé Franck Timis mu am licence ndax Franck Timis amul capacité technique ak financière mu jël licence boo xam te ni këyit kese la def ci ay transaction moom Aliou Sall jël suñu ay milliards yoo xamante ni suba askanu Sénégal ñoom suñuy doom war a mënoo jàng hôpital yi ñu war a faju dëkk bi war a am ndox am courant loolu lañ nekkoon ñun dañu war a taxaw pour xeex pour Macky Sall leeral loolu mooy suñu taxawaay tey wax leen ni askanu Sénégal tey Algérie libéré nañ seen peuple ndax peuple bi ñoom ñoo am souveraineté man suñuy wax ay loi ak i règlement day fekk mu doon loi yoo xamante ni dafa am équité mais mënuñu comprendre Sénégal ñenn rek ñoo fi nekk di dund askan wi ëpp di dee loolu ñun ñoo war a taxaw xeex ko xam ne Sénégal mérité wul loolu tey Soudan libéré nañ seen peuple dañuy wax ni dëkk boo xamante ne am na pétrole dafay am malédiction loolu man gëw ma ko ndax Makkatal Mukarram tey fa la yonent bi tëdd pétrole moo ngi fa te xeex amu fa boo demee Dubaï 84 tekki wu woon dara tey réew yëpp ñoom ñoo ci gën a émerger te Sénégal tey ay taxes lañ doon dundee tey nag am nañ ressources naturelles yoo xamante ni su dee am nañ ay dirigeants yu baax am volonté suñuy doom yi suba ñoom ñoo koy jariñoo kon combat boobu ñun ñëpp nañu wàcc tali bi jàkkaarloog Macky Sall mu leeral pétrole bi. pour ñëw fekkee manifestation bii nga xamante ni mi ngi jëm ci li nga xamante ni mooy sàmm suñu pétrole sàmm suñu gaz sàmm suñu zircon sàmm suñu or sàmm li nga xamante ni mooy suñu uranium yi nga xamante ni mooy les ressources naturelles yi nga xamante ni moo nekk Sénégal. di ci profito pour ci déclaration bi nga xamante ni ñi ngi koy def fii ci Thiès ñi ngi yëgal ni procédure bi nga xamante ni justice sénégalaise engagé na ko pour ni ci waxu procureur de la République que ni day leeral affaire bi ñi ngi wax ni kat ni mu ko entamé ak fi mu toll nii sénégalais yi joxuñu ko confiance ba Serigne Bassirou Gueye en personne n'inspire plus confiance li ñuy ñaan fii ci Thiès mooy que ce procureur de la République soit démis de ses fonctions et remplacé ñu jël keneen koo xamante ni xëy na dina mën a leeral mbir moomu justice sénégalaise am ci ay njariñ yu baax. beneen bi ci topp mooy comme ci 4 points yi ñu ko ëmbee woon la fois passée ñi ngi demander à ce que bépp structure bépp commission boo xamante ni war nañ ko mën a teg ci réew mi muy commission parlementaire wala commission ad hoc boo xamante ni société civile opposition parti au pouvoir dinañ ci mën a jug pour ñu mën a participer ci li nga xamante ni mooy entendre les acteurs sur cette question pour ñu leeral ko nañu ko def. beneen bi mooy ñetteel bi mooy li ñu defoon ci contrat Coumba Ressources li ñu defoon ci contrat ArcelorMittal ba état du Sénégal jëloon ko teg ko ci ay loxo yu wóor contrat boobu nga xamante ni BBC def na ci benn publi reportage bu am solo ba di ci génne accusation de 6000 milliards ñu ni contrat bi ñu jox Franck Timis avant que lépp di leer fi ñu toll nii war nañ ko mën a nangu ci moom daal di koy jéem a xool lancer beneen appel d'offre bu bees ñu mun ko teg ci ay loxo yu baax. beneen bi aussi mooy ñi ngi laaj di wax ni Sénégal fépp fu gox ak goxaat nekk muy ville muy commune muy village fépp ci Sénégal nañu mobiliser wu
ci jàmm ci dal ngir exiger à ce que lii ñuy woote ngir transparence dans les ressources extractives ñu mun ko am suñu ko defulee kat fii ak 40 ans fii ak 50 ans fii ak 100 ans la xew ci RDC dana fi xew mooy sol bu riche lool en matière première ak population bu pauvre lool ci wàllu ressource économique. mënuñu woon bañ a teew suñu wootee sénégalais yi suñu wootee Thiès ci ay principes yoo xamante ni moom la ñu gëm tey gis nañu gàllankoor yi am na match bi ak ajuma aussi ni muy xatee waaye terewul gis nañ fi xale yi gis fi mag yi gis fi jigéen ñi gis fi daal couche population yëpp yi nga xamante ni li leen soxal mooy li tax a jóg aar li ñu bokk moom mooy na mbir yi leer moom mooy na yoon def liggéeyam moom mooy na ñu négocier ay contrat ba Sénégal mun cee gis boppam moom mooy su fekkee am na alal yoo xamante ni dañ koo rawale ñu def suñu kéemtalaay kattan ba mu dellu yaakaar naa ni loolu sénégalais yëpp danañ ci gis seen bopp moo tax ñun dañuy jaaxle suñu waxee ni li tax a jóg aar li ñu bokk yëkkati fitna la dama jàpp ni ñeenti poñ yooyu képp koo xamante ni mu ngi koy sàmmoo yeewoo fitna waaye ne jàmm nga bëgg ci dëkk bi parce que jàmm suñu ko bëggee lépp dañ koy teg ci yoon lépp dañ koy leeral donc lii première manifestation la ñun keroog bi ñu fiy def conférence de presse tax teew nañu incha allah ce n'est qu'une première danañu woote waat waa Thiès ci yeneen condition ñëpp ñëw teew communication bi continuer xeex bi continuer ba li nga xamante ni askan bi yëpp a ko moom ñu koy bëgg a foqati ci loxoom loolu dellu ci askan wi parce que yàlla xéewale nañu alal bu bëri bu war a jóge ci ressources naturelles yi loolu nag incha allah ñu nag waa aar li ñu bokk ak tous les citoyens thiessois et tous les sénégalais danañu taxaw ba loolu dellu ba sénégalais bu ne gis ci boppam maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen présence wasalaam.